yëkkati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dale nag jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës liste électorale yi soxal wotek gox-goxaan yi tey ci minuit lanu leen appal ñoom ñooñee war a kon déposer seenub liste seetlu gi fii ci sous préfecture bu Almadi nag dafa mel ni daal ñu doon ñëw di déposer si lim nga nag taxu ko takku lool waaye jàpp ne ni daal tey jii la app bi lu soxal loolee ca diwaanuk Ndar ñeel kon wotek gox-goxaan yi ba tey kii nag nekk rek responsable foofu ñu gën ko xam ci Mary Teuw Niane di yootit mairie bu diwaanuk Ndar nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar def nañu seen ndaje bëgg nag ñu dàq ko ca parti bi di APR dàq ko tamit ca poste boobee mu jiite muy PCA bi dinañ dem ba diwaanuk Matam foofu it coow laa ngi ne kur waaye kii di Djibril Ngom moom nga xamante nag kon dafa daal di kon bàyyeekoo ca Yewwi Askan Wi ngir nag ñëw fekki si rek kii di Farba Ngom gannaaw ba mu ko tàllalee loxo moom mu bokkoon ca Yewwi Askan Wi nag jiite woon tamit fee Pastef ca département bu rek Matam moom moo daal di taxawee lu ni mel moom nag nee na loxo daal bi ñu ko tàllal kon mënu koo wan gannaaw beneen ponk ci biir xibaar yi Mouhamed Mbouga Sarr moom mi nga xamante ne nag tey jii ràññee nañu ko lool ci prix bi mu jël muy prix Goncourt 2021 loolee nag dafa fës dëgg ci mbindam moom nag kàngam la ci wàllug littérature ñëpp nangul ko fii ci Sénégal it ñuy rafetlu lu ni mel bu baax a baax Racine Senghor mi nga xamante ne sax daf ko dédicacé kon ci téeréb nag moom Racine Senghor it am na ay kàddu yu mu yëkkati ndax nee na kii daal ni mu mel ci jëmi boppam sax booy xool ci mbindam daf ko wane wàllu tàggateeram tournoi CEDEAO 2021 Sénégal nag xam nañu rek fi mu bokk ci maanaam groupe A bi la mu soxal nag wàllug lutte tournoi de lutte CEDEAO 2021 Sénégal nag kon bokk ci groupe boobee am na ci yeneen groupe yoo xamante ne tamit xam na ko muy groupe B bi mu boole Niger Sierra Leone Ghana groupe C bi it naka noonu Nigéria ca la bokk ak Burkina Faso mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi li ñu ko waxee woon ci ndorteel liste électorale yi nag jëm ci woteeg gox-goxaan yi app bi minuit la kon muy coalition yi di parti nanu gaawantu nag kon déposer seeni liste ndax tey jii la daal di yem ci alxames ji lay yem kon bu minuit jotee dem nañu doxantu ba fële ca sous préfecture bu Almadi la ñu fa seetlu nag mooy bareegul lool ñu ñëw nag di déposer si liste yooyu waaye lu mu ci mën a doon rek ñoom ña ngay def seen kéemtalaay kattan ki nga xamante ne moom mooy sous préfet ba sax dil si war na ci tolluwaayu ñu déposé seeni liste bi fay. gannaaw ba mu déposé ay dossier am ñu rejeté ko faaw rek mu soppi anam ba mu bindee li nga xam ne moo di lettre mandataire fii ci diwaanu sous préfecture des Almadies candidat Bokk Gis Gis bu Mermoz dafa mujjee sax dem yónnee ngir ñu defaraat li ni mel. numéro tu laisses comme ça tu mets des pointillés et tu vas à la ligne, tu continues le paragraphe pour les élections municipales de la commune SDSU. am na benn kayit boo xam ne dafa am lu ci war a yokk suma tur ak sama numéro pièce d'identité mais comme numéro pièce d'identité newu fa donc il va falloir ñu refaire papier bi. jeex na lijjanti na ko déposé na ba noppi ay waxtu rek des ñu déposé dossier yi ñi nga xam ne dañu bëgg a jël bokk moomeel yi candidat yi fii. nit ñi ñëw benn par benn. di difficulté si biir loolu ba tax na à la dernière minute moo tax gars yi ku nekk di xool nu ñu jéem a demale sa bopp en kàlla. sous préfet bi nanguwut benn yoon yëy yàbbi ci liste yi nga xam ne jotagum na ko fii ak waxtu wi jotut teewul ñoom candidat yi ci seen bopp ne beneen jéego lañ def ci seen doxalin. proximité donc lii moo taxaw ñu arrêté ko maintenant on va continuer la proximité def porte à porte chaque maison bu ñu ci paree maintenant ñu xaar datu officielle campagne bi démarrage campagne bi ñu démarrer campagne bi. depuis le début mais dañ gis ni jamono bi méttee ak ñi nga xam ne moom mooy population ni ñu sonnee moo tax xool ñu retrousser lu ñuy suñuy manche. fii ak minuit lépp dana jeex liste yi danañ dugg daañu xam. ana ñan ñoo fas yéene doon candidat ya fas yéene jongante ngir mën a ŋànk bokk moomeel yi ba tey sous préfecture des Almadies askan wi ñoo ngay dugg di génn ku ci nekk di lijjanti nan rek la sa dossier di validé.
Abi Faye Ndakaaru nag jàppees na ni kon xeex bi dana tar ci ñi yootu ville de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr moom nag bokk na ci ñi yootu ville de Dakar moom mu bokk ci Benno Bokk Yaakaar Barthélémy Dias bu Yewwi Askan Wi Doudou Wade bu Wallu ak kii di Soham Wardini nekk rek kon maire sortant bi ba ci Bougane Gueye Dany ni ñu ko waxee rek xeex bi dana tar lool Corombaar Ndiaye. élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 xeex bi ngir Ndakaaru neex nakari dina am ay xibaar di wax ni sax ki nga xamante ne moom moo ko jiite woon ci atum 2018 ak léegi di Soham El Wardini moom mile dina demal boppam li ko wundu rek mooy taxawaayu jigéen ñi gën a mën a ñoŋ moom mile ba ñu jëlee Khalifa Sall ci boppu meeru Ndakaaru ndax jafe-jafe yu mu amoon ci wàllu yoon ak léegi moom moo ko wuutu moom mi mu taxaw temm rek ngir laaj beneen mandat ñu gis itam yeneen ci ay candidat yu xaw a takku Abdoulaye Diouf Sarr mi coalition Benno Bokk Yaakaar jiital Barthélémy Dias bu Yewwi Askan Wi Doudou Wade bu coalition Wallu Pape Diop bu Bokk Gis Gis ak Bougane Gueye Dany bu coalition Gëm Sa Bopp ñoom ñëpp li leen soxal benn toogu la ay nit yu wute naka noonu seen profil Abdoulaye Diouf Sarr moom moo jiite Yoff 2014 ba John Yàllaay tey Barthélémy Dias jiite Mermoz Sacré-Cœur 2009 ak léegi Doudou Wade am vécu bu am solo ci wàllu politique naka noonu expérience bu kenn dul na table Pape Diop ci ñoom ñile moo ci kenn ki nga xamante ni mas na jiite mairie capitale bi le Bougane Gueye Dany moom moo ci ki nga xamante ni daanaka xamul dara ci wàllu politique ndax bees bu mu ci doon waaye itam bii di gulleet muy bokk ci élection mu mel ni daal fexe ba téye Ndakaaru ci loxo mooy li nga xamante ne parti politique yi ak coalition parti yi loolu moo leen tere nelaw ñu nemmeeku beneen candidature boo xamante ni tax na wax di jóge fu ne ba su Mame Mbaye Niang bu plateforme Horizon 2035 moom mile naam ci APR la bokk waaye coalition Benno Bokk Yaakaar investiru ko moom sax wax ni candidature am bile président Macky Sall ànd na ci ndax mooy dëgg wala stratégie politique la ak lu ci mën a am tontu li mi ngi ci kanam. Corombaar Ndiaye ca jamono jooju moom ca diwaanu Ndar nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar dañu fa amal nag ab ndaje la ñu bëgg daal mooy dàq Mary Teuw Niane ca APR nee nañ na fa jóge waaye tamit na ca teg jóge ca poste ba mu féete muy PCA ba loole nag mooy seenu bëgg-bëgg Aline Diop moom moo wax ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar bu diwaanu Ndar ñu teewlu ko ak Ousseynou Diop. te tamit son excellence Macky Sall mi nga xamante ni yaakaar ak kóolute gi nga xamante ni am na ci sama jëmm ji modeste ji ñun ñëpp ñu ànd liggéey Ross Béthio ndax mbir mi de sas la dañu sas pour que lépp lu nga xamante ni nguur gi ngànk na ko pour soqali dëkk bi vraiment ñu jëm ko doxal ba tax na nag tuuti nañ ci suñu jëmm ji tuuti na ci. ñoo ngi demander le président de la République le président Macky Sall mu proposer aux structures du parti l'exclusion du professeur Mary Teuw parce que c'est de lui qu'il s'agit parce que lu mat at ngi muy défier le parti di défier yoonu parti bi poste aussi bi nga xam ne président moo ko fa nommé par décret muy poste PCA wu Petrosen ñoo ngi koy demander aussi mu jëlee ko fa ndax ay itam di ko ñaan ki mu koy jox muy responsable parti bi fii si Ndar ndax ay responsable yu mag ñoo ngi fi di liggéey guddi ak bëccëg pour parti bi jëm kanam pour liggéeyu président gën a fës. gannaaw Ndar ñu wutali Matam ak wote gox-goxaan yi ba tey mandataire bu Yewwi Askan Wi jiite Pastef bu département ba moom nag fi mu ne wan na gannaaw kon muy Yewwi Askan Wi fi mu ne nii nag ma nga wutali ci Farba Ngom ndax Farba Ngom moo ko tàllal loxo Djibril Ngom nag janoo na ak taskatu xabaar yi nee na nag daal moom mënutoon a ñàkk wuy ji ci loxo bi ñu ko tàllal Ali Bandel Niang la ñuy fekk ji ci diwaanu Matam. mbetteel ñeen na mbër yi bëggoon ngembu ngir kon wutali jongante gox-goxaat ñi ñu jàpp ci janvier 2022 te bëggoon ànd ak liste Yewwi Askan Wi fii ci département bu Matam la waral mbetteel googule nag di kilifa ga jiite woon Pastef nekk itam mandataire départemental coalition boobule
dafa takk ay bagaasam beddeeku foofule dem wutali APR maanaam Benno Bokk Yaakaar bu président Macky Sall ab dajek taskatu xabaar yi la ñu amal ci dëkkub Mboleyel ñuy leeral lu waral seen décision boobule. dañoo bokkoon Pastef mais temps yi passé gis nañ doxalin yoo xamante ne vraiment jëmul kër lu ñu doon woote principe ak respect des valeurs gisatuñu ko ci biir Pastef ba ci ay coalition yi nga xamante ne am na yàgg nañu ko di ko signaler mais kenn dégluwuñu ba ci biir ñu dem ñu gis ci ay yoo xamante ne vraiment warul woon demee noonu ci parti bi nga xamante ne dafa ne anti système lay woote li ñuy def moo gën a bon système bi lu muy def donc ci biir loolu lañu jël suñu responsabilité ne dañuy démissionner ci parti bi. le coordonnateur départemental Djibril Ngom ak man ak monsieur Diallo jël nañu suñu décision à partir d'aujourd'hui bokkatuñ ci Pastef dootuñu waxati ci waxu Pastef. bu loolu weesoo aussi ñoo ngi jaajëfal le président Macky Sall son excellence le président Macky Sall ak son parti. ñoo ngi wax xale yi aussi ñi nga xamante ne ñoo topp ci suñu ginnaaw nañu topp ci ñun ñu ànd ak moom ñoo ngi jaajëfal aussi l'honorable député Farba Ngom ki nga xamante ne démb ñun ñëpp ñoo ngi ko doon xeex c'est vrai mais am na lu mu fi def te am na lu mu fi bëgg a def. bu soobee yàlla incha allah dinañ ko gunge ci loolu. mu def situation bi nga xamante ni gannaaw mbetteel gi mu jur ab ci xoo itam dina ko indi mu ñeel liste coalition Yewwi Askan Wi fii ci Matam ndekkoon ñu ngi sax laam-laami ni liste bi bu ñu moytuwul kër dañ koy forclos ci biir département bi lee jamono yi nag gaa ñi nga xam ne ñoo deseeg seen ay liste fi mu ne ñoo ngi def seen kéemtulaay kattan ngir dabu départu Djibril Ngom ak ki ay àndandooram ca dajek taskatu xabaar yi ñu doon amal nag ca Mboleyel Djibi Ngom ak i àndandooram xamle nañ ñi ñoom dañoo nangu woote àndandoo bi nga xamante ni député maire bu Agnam yàgg na leen ko woo. Ali Bandel Niang ni nga ko waxee nag foofee waaye Yewwi Askan Wi ñoom nag mbetteel dëgg la ñu am ci seen ñooñ bii leen wan gannaaw ngir wuy ji waa APR kii di Mamadou Sy moom responsable Pastef la ca commune bu Matam am na ay kàddu yu mu ca yëkkati dénk ko Ali Bandel Niang ak El Hadj Ly. Aussitôt ñu woo les autres candidats au niveau départemental c'est Demba Dem qui les a appelés bi mu leen woowee ñoom ils sont allés dans les sous-préfectures ils ont constaté dañoo constaté ñoom tamit que Djibril Ngom il est jaar na fépp dépose ay fausses lettres avec yeneen tur yoo xam ne. ba jot na am récépissé. ba am récépissé officiel bi ànd ak moom nag réer mër mais malheureusement Djibril quand Déthié Fall Dakar moom ak Demba Dem ak Oumar Sy ak ñeneen. Vraiment ils ont fait un excellent travail def ba envoyé ñu lettres yoo xam ne Djibril Ngom jotoon na ko ba denc ko produire yeneen lettres yu bon déposé. ñu dem nag naturellement ñu dem ak ci préfet bi ak cachet ak lépp di déposé préfet mu ne ñu monsieur Ndiaye ak may xool maa ngi lay xool mu ne ñu mun na ma jël seen lettres yi parce que officiellement Djibril Ngom déposé na ba pare pour ma mën a jël seen lettres yi foog Djibril Ngom ñëw retirer lu muy déposé woon ba pare dem may mën a jot. ñu ne ko yow Djibril Ngom yaa disparu xel xamul fu mu nekk. mu ne ñu en tout cas loolu laa jot ordre sama supérieur hiérarchique loolu la wax. naturellement ñu woote Déthié Fall woo ko moom ñu def haut-parleur mu ne Déthié Fall soo ma envoyé benn document pour annuler je vais voir Déthié Fall envoyé document bi. mu ne ñu génn leen je vais en parler avec mes supérieurs hiérarchiques ba 0 heure ñuy xaar après finalement quand on l'a eu mu ne ñu jusqu'à présent. il n'a pas reçu l'ordre d'accepter nos notifications. Depuis 2016 ñu ngi liggéey Pastef Matam gars yi dañuy xeeb ñuy liggéey gars yi dañu ree ñu liggéey ba egsi fi nga yàq lépp tu verras avec mu Djibril. waa Sénéra nag ñu ngi yëglu ci candidat yi jëm ci woteek gox-goxaan yi ñoom nag yëgle googu daal ñu ngi ko jëmale ci kër ak ëttu taskatu xabaar yi ne nañu fexe nag ba tënku ci yoon li ñu wax ci wàllu candidat yi waaye tamit nañu fexe ba yemale candidat yi Sénéra ci loolee la soññe ndax candidat yi bu ñu leen di may waxtu yu ñu war a wax nañu fexe rek daal ba ñëpp yem ci waaye tamit ak parparloo bu mu am nañu joxe xibaar bi nag na mu waree loole nag ku ko wàcc ku ne Sénéra nag am na ay daan yoo xamante ni du ñàkk mu tegee sa kaw waaye tamit ñi nga xamante ne nii moo xam këru tas xabaar yi wala boog ëttu taskatu xabaar yi bu fekkente ne dafa am ñu ñuy jëflanteel te mu doon ñoo xamante ne dañ leen a jege lool ñooñu it nañu moytu rek di doxalee noo xamante ne ni dëppoowul ak yoon kon boog ak yemale dëgg waaye tamit nañu tënku ci yoon loolee la Sénéra di santaane. ñu yegg ba diwaanu Kaolack ak regroupement bi boole ñaawkat ya foofee nag ñoom li ñuy sàkk mooy nañu leen
leen jox seen wàll ci ñaw tenue daara yi ndax lu ca baree bari dañ leen di beddi tey nag jot na nguur ak Sénégal nag gestu leen ci wàllu woowee seen lim toll na tey ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci tailleur yoo xamante ne fi mu ne nii nag tàggat nañu leen ba noppi nañu ngir tenue bu ñu leen mën a jox rek ñu fexe ba ñaw ko nanu ko war a ñawee Pape Mbaye Diawo Fally Gaye. regroupement couturier yi ñoom li nu bëgg rek mooy bénéficier wu ci projet de confection tenue scolaire yi nga xamante ni gouvernement bi lancé na ko. loolu nag ngir mu am rek ñoom daal di nañuy jël lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci seen i membres daal di leen former ngir ñu mën a defar tenue yooyu. ay tailleur lañu kon liñ ñu jox war nañ koo mën naka lañ koy mënee moo tax ñu dem jëli nag ñoo xam ne ñoom la président joxoon ndigal ne dem leen defal ma échantillon yi ma bëgg. échantillon yooyu nag. bañ ko defaree ba mu mel ni mu bëgg ci laa ànd ak équipe bi nag ma ne nañu waajal suñu bopp. dañ jëlee nag 3 départements yi muy Kaolack Nioro Guinguinéo kon defe naa 63 personnes ñëw nañu pour ñu gën leen a jàngal pour ñu gën a jekku li nga xam ne moom la président joxe. ñëw ay tenue scolaire boo ko déggee da ngay jàpp ne lu yomb la waaye buñ sukkandikoo ci Papa Gueye nekk maître formateur tenue yooyu dafa am ay normes yoo xamante ni da nga kaa war a respecté. waa xam nga turu blouse moo ko déggee da nga naan blouse rek la mais blouse dafa am ay normes parce que poche yi dafa war a am dimension amassure yi dañ la jox dimension bi mu war a am épaule bi dañ la jox dimension bi mu war a am longueur tout fini bi ba ci omb bi. dañ la jox dimension yi ci cahier de charge bi. tailleur bi mënoon na ñëw yor atelier mais am na ay normes yoo xam ne xamu ko normes yooyu moom ngay ñëw xamal ko. tàggat boobu nga xamante ni tàggat nañ leen ko nag tailleur yi nag ñoom nee nañ pare nañ ngir liggéey ci projet bi. formation bi mu baax na trop da yokk na suñu xam-xam yokk loo xamante ne xamuñu ko woon. nit ñu ko wanee moom danañ ko ñëw normalement jàngoon nañ ñëw na ko fi ñi fi taxaw yëpp ñëpp ay patron lañ. wante am na loo xamante dugalaat nañ ko suñ bopp yi loo xam ne xamuñu ko woon. regroupement couturier yi nag fas yéene wéyal formation yi ci seen membre yëpp su ko defee rek ñoom ñëpp ñu mën a am seen chance ngir mën a bokk ci projet bi. niñ koy xewoon ci ponk yi prix Goncourt 2021 ñu jagleel ko doomi Sénégal bi di Mohamed Mbougar Sarr gannaaw nag bi ñu ko ràññee bu baax a baax ci wàllug littérature xam ngeen ni nag yombul dara rek doomi Sénégal mbaa boog sax nit ku ñuul xëy na di yegg fu ni mel waaye nag ku ne xam na ni ci wàllug littérature ak lu mu ci mën a doon bindum téere kon nit ñu ñuul ñi am nañ ci nag cër bu am solo rawatina ak doomi Sénégal yi nga xamante ne dañ ciy wane seen bopp bu baax a baax moonte booy xool nee nañ nag li nga xamante ne fësal na ko ñi Russie ci benn kër daal goo xamante ne sax taxu ko rëy lool fa la ko amalee waaye nan la ñu def ba ràññee ko moom Mohamed Mbougar Sarr lan mooy secret bi ak Ibou Diouf. Mohamed Mbougar Sarr xëy na xaarandilu woon li ni mel bi muy bind téereem bi mu duppee la plus secrète mémoire des hommes te loolu édition Philippe Rey publié ko doomu Sénégal bi nag am na ndam ci jongante bi mu daan amal. très heureux finalement. kontaan naa trop ndax dama jàpp ne ab yëg-yëg la gis naa ne rek amul benn bindkat boo xamante ne da koy def ngir am ay prix wala sax ñu sélectionné la ci concours yi mais su ñëwee tamit dañ ci war a gis ne rek ab xeetu reconnaissance la maanaam ñi nga bokkal liggéey bi di rafetlu li ngay doxale. reconnaissance et d'encouragement. romancier bi nag jéem a fësal rek gis-gisam gannaaw ndam bi nga xamante ne am na ko nee na moom li ko gën a yitteel mooy lu jëmale kanam li de littérature. c'est vrai que là c'est une année particulière. dëgg la atum ren ji moom yëf yi dafa xaw a tar tuuti ci jamono ji nag dina ma jox yeneen rëq-rëq ci ni ma doon doxalee ndax li nga xamante ne ci lay faral di gën a nekk muy bind te jamono ji pour ma retiré wu pour mën a liggéey lu jafe la. me retirer écrire. Mohamed Mbougar Sarr doomu Sénégal bi ñu xam ko ci àdduna wërngal këpp ndax liggéey bu rafet bi mu amal bu weesoo nag prix Goncourt bi am na yeneen yu koy xaarandi. Je n'ai pas encore la réponse. amaguma réponse bi et saa su nekk ab laaj la bu may fàttaliku lan mooy diggante bind ak dund wala sax fiction ak li nga xamante ne lu am la ci wàllu roman ay question la yoo xamante ne saa su nekk dañu koy yëkkati dina indi ku ci nekk ak sa gis-gis gis naa ne boobu la taxawaay mën na la may tamit nga génne loo xam ne neex na ñu bëri.
Je pense que tout le monde écrit aussi avec ses lectures. man dama jàpp ne ñun ñëpp dañuy bind gannaaw suñu jaar-jaar suñu yëg-yëg ak téere yi nga xamante ne jot nañ ko liir. awma sax prétention def lu kenn deful loolu yaakaar naa moom mu mag fuuf. mu ne nag lu aju ci distinction wala raaya yi Bougar Sarr nee na mosu ci xam lu bëri moom da doon def liggéeyam ak pas-pas doon def tamit li nga xamante ne te que neex lool bokk ci liy gën a naatal xolam di littérature. lu soxal téere boobu Ibou Diouf Racine Senghor mi ngi koy rafetlu nag bu baax a baax muy nag sargal googe soxal prix Goncourt 2021 ni ñu ko waxee ñu jagleel ko rek doomi Sénégal bi moom Racine Senghor sax moom la Mouhamadou Mbougar Sarr dédicacé kon téere boobu mu nekk lu am solo tey nag dañu ko invité woon ci suñu xibaaru digg bëccëg bi ba ma ca noppee kàddu yi la dénk Chérif Dia ñu teewlu ko. mosuñu am prix bu toll noonu fii ci Sénégal. donc dañ si kontaan lool ndax Mbougar dafa nekk xaleel boo xam ne yàlla daf ko may macha allah te mu nekk koo xam ne dafay góorgóorlu di liggéey mais toujours muy jéem a seet loo xam ne dafay bees di créer di imaginer loo xam ne dina mën a jëriñ écriture bi littérature parce que li ko soxal mooy loolu boo nekkee ci littérature yaa ngi si biir xolu nit ñi yaa ngi nekk bindkat boo xam ne chaque fois bu bindee téere dafay am lu bees lu ci nekk lu bees loolu mooy renouveler mooy tax littérature bi delluwaat nekkaat bees te loolu bu amul rek littérature am moo tax dafa nekk exemple pour ñi nga xam ne ñu ngi fii di jàng bind di commencer bind nekk tamit exemple ci Afrique bi yëpp ñu mën a yaakaar ne suñu littérature sénégalaise mën na am ndam yu gën a rëy bi en tout cas âge bi mu am ak li muy bind da nga naan kii xëy na am na ay juróom fukki at wala jëm kaw li tax mu mën ko bind nag c'est que dafay gëstu Mbougar sax dafa lire lu bare te bu fekkee da nga bëgg bind nekk bi écrivain dama ko wax toujours écrivain yi pour nga nekk écrivain il faut nga nekk lecteur il faut nga nekk kuy jàng kuy lire. niñ ko waxee woon tournoi CEDEAO bi soxal nag kon bëre bi 2021 ñu jàpp ko ñeenti fan ba juróom-benn fan ci weeru novembre bi ñu ne Sénégal nag xam nañu groupe bu mu bokk groupe A la groupe boobu nag mi ngi ko seq ak Gambie Côte d'Ivoire mu nekk nag kon jongante boo xamante ne daal Sénégal am nañu njort ni bu góorgóorlu nag dana gën a sori kii di sélectionneur bi di Ambroise Sarr moom noonee la gisee waaye li muy sàkku tamit mooy liste bi daal nañu ko yeesalaat bu jaree sax ñu xool ñu ko tëralawaatee loolu mooy gën a jaadu ñu teewlu ko ak suñuy naataango yu IGFM. ñaar ñoo xam ne yàgg nañ fi indi ñett ñoo xam ne mosuñ fi ñëw waaw donc mu bindoo nii ci 66 yi Moussa Faye bon yàgg na fi 76 Ngor Niang yàgg na fi 86 Gandia Fama ku bees la 100 kilo bi di ordinateur ku bees la Boy Faye ku bees la ci compétition bi. ñun amuñu ku ñu gën a sóoraale ak ku ñu bañ a sóoraale xam nga lan la xam nga dëkkum lëmm bu yëkkatee ay juróomi mbër ne yaa ñu doy amul xeeb amu fi dañ lay respecté bëre ak yow noo xam ne dañu war a bëre ak yow ba naaw mais ñun duñ xeeb. lu jëm ci tournoi de lutte boobu ba tey yeneen ñaari groupe a ngi nii nag nii lañ tëddee lu ci mel ni groupe B bi Niger Sierra Leone la ak Ghana groupe poule C bi Nigéria Burkina Faso la Guinée Bissau ak Bénin ñu wax ci beach soccer ak sunu gaynde yi def nag jaloore bu am solo ci tournoi intercontinental bi ñu amal ci wàllu beach soccer la fële ca Dubaï sunu gaynde yi nag dañu dóor réewum Espagne juróom-ñaari bal ci juróom-benn mu nekk seen ñaareelu jongante waaye yemuñu ca nee nañ nag ñetteelu jongante bi tamit bëgg nañu caa génn ak ndam jongante boobu nag dinañ ci jàkkaarloo ak Émirats Arabes Unis Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal mujjee jël ndam li digganteem ak Espagne juróom-ñaari bal ci juróom-benn bi jongante bi desee juróom-ñaari seconde mu doon ñaareeli ndamam ci groupe A bu tournoi intercontinental bu beach soccer bii di am. jamono ji ca Dubaï. match bi tey métti woon na trop parce que tey gis nañ ne match boo xam dafa physique woon amoon na intensité boo xamante ne tey naaju tàngoor na
ba pare mu physique ba pare match bi tactique aussi donc loolu lépp boo ko xoolee ñu boole ko donc tey si match bi da ngay gis ne match bu serré la woon parce que benn bi d'écart la woon ba fin bi sax si lan marqué dernière minute si bal arrêté boo xamante ne sax Pape Mor Boy moo ko dugal boobu desoon na ay secondes si noonu si lan amee victoire mais di wax na rek Espagne moom grande équipe la. mu jiitu ci groupe A bi dugal fukki bal ak ñeent ci ñaari jongante Sénégal fas yéene na tegle ñetti ndam dóor Émirats arabes unis bii di dalal jongante yi. mathématiquement ñun qualifié wuñu parce que suba ñaan ñu ko yàlla buñ perte Portugal gagné ñetti équipe yëpp mën nañ am 6 points te boobaa dañuy xool ay goal average donc mooy match boo xamante ne dañ si war a concentré bu baax et puis jëm si am ndam en tout cas joueurs yi moom xanaa ñu gën a insister si récupération rek pour suba ñu mën a ñëw ak beneen match parce que match yi moom dafa tegloo te dafa metti. jongante bi mujj ci poule A bi diggante Sénégal ak Émirats arabes unis alxames bii lay doon bu ñaari waxtu ci bëccëg tegee fukki simili ak juróom ku ci am ndam am place bu leer ci demi-finale yi. ñu koy jaajëf bu baax a baax Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen sant yéen ñoo ñee fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti léegi 20h xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak